déeg boo xam ne si dafa ubbeeku fàng ci asamaan si problème lay indi mbirum wér-gi-yaram ak mbirum environnement parce que ndox moom bu taawee rek te kenn jariñoowu ko problème lay indi te bassin de rétention da nga ko warut a def sax ci biir dëkk bassin de rétention ca àll ba nga ko war a def loolu kon bassin de rétention kenn waru ko def fii waxatuma la nag fii nga xam ne fii ab cité la yëpp dañ tali te national moo fi nekk loolu moo di sama premier constat ni CIPRES moom moo war a def seet saytu ndox yi nga xam si moo jóge ci citéem nan la koy def ba yóbbu ko ci canal bi nga xam si moom la état def mais pas mu di ko defal un bassin de rétention di ko fa teg leneen li ma constaté moo di pente naturelle ndox mi maanaam bu doon buy dem nii la war a jëm mais ñoom canal bi ñu def fii ñoo ngi ko def fële ca kaw kon nag ndox mi mënut a yéeg ndox du yéeg ndox day wàcc donc loolu problème la léegi bu ndox mi di wàcc fii ma nga jëm ca canal de l'ouest bi nga xam si moo nekk fa wetu imprimerie nationale mais léegi bi ñu defar terre bi ñu dikkee ñoom dañu fàtte woon ni bi ñu dikkee ba jub raay bi dañu pour autopont bi ñu waroon a def fàtte nañoo jël l'existant 90 000 volts bu Senelec bu jaar foofu bu tiim raay bi te 90 000 volts boobu ñoom war nañoo tooj raay bi 1 mètre 50 oto yi camions yi fa jar 4 mètres 50 ça fait 6 mètres 6 mètres oto bu taxaw ca tali ba ca kaw da ngay électrocuté 90 000 volts ya lay jël ba ñu xamee loolu lañ ne kat ñun mënatunoo dem ñun tourné daal di def benn es jaar ci suufu raay bi mais suufu raay boo ko kiiyee da ngay tiim canal ba nekk fële canal bi ci sa kaw lay nekk lii ci sa kaw lay nekk lii ci yow bas fond ngay nekk bas fond boobu nag pour nga évacuer ko benn canal de l'Est ba nekk fa wetu imprimerie rek nga ko mën a évacuer te 300 mètres la nekk digganteem ak foofu boo jëlee une pente de 1% di nga wàccaat 3 mètres 3 mètres mooy 4 mètres 50 yi nga wàcc ça fait 7 mètres 50 boo demee yaa ngay jaar ca suufu canal ba donc canal ba dootu la mën a jëriñ mënoo fa dem sotti fa ndox donc problème anti bi nekk foofu léegi nan la ñuy def ñoom xamatuñu plan sur le plan technique solution technique amagul foofu léegi dañ ni nañ jël moto pompe bu nawet jotee ñu teg fa kenn koo xam si en permanence la fay nekk bu kiyee muy pomper di sotti muy dem ca kii di raakol ko ba ca canal te loolu du solution durable ki nga xam si moom moo defoon projet bi moom la ñu war a woo notamment l'APIX ni ko kat yow yaa def fii ndox mi ngi tekki kooku maire yi ñoo ko war a léegi doo dikk bët suñu kii te d'ailleurs maire yi kenn yoru ci benn document man dem naa fi ñoom di leen laaj document terre bi amul ku ko ci yore donc ñoom dañoo dikk rek liggéey dem seen yoon ndox mi nag léegi population yi moom waa pâtir lu ca mën di am ñoo koy jël leneen li ci des moo di boo jëlee foofu nga bëgg a wàcc canal ba dootu la jël ndox mi du yéeg fii bu dikkee day stagné donc problème yooyu yëpp dajaloo moo indi lii ñu nekk tey loolu nag il faut que ñu seet les principaux ressources gaz bu fi nekk boo xam si Petrosen moo ko fi def il faut nga jël rapport ak Petrosen ba xam nan ngay jaare ci suufu gaz bi te boo jaalee ci suufu gaz bi pente ba ngay defaat xamoo di nga nekk ci suufu canal bi war a jël ndox même mu nekk yeneen problème di nga dagg tali bi kañ nga koy dagg ak temps bi muy durer pour refaire ko temps wu canal bi ngay defaraat pour raccorder ko fii yooyu yëpp nii kon nag solution la boo xam ne si dañ ko war a dajalee seet boo les principaux acteurs ñu xalaat ci bu baax a baax bala ñuy dugg ci leneen. au mois de décembre dañu jënd fii nii benn terrain titre foncier boo xamante ni privé moo ko moom bi ñu jëndee terrain bi dem nañ ci notaire def nañ li ñu war a def yëpp balaa ñuy commencer projet man en tant qu'ingénieur damay ñëw vérifier zone bi xool ndax am na fi réseau assainissement bu jaar ci terrain bi wala ci plan yi am na benn ouvrage hydraulique boo xamante ne nekk na fi loolu nag amu fi bi ñu ñëwee war a liggéey ba toll ci fondation bi si la population quartier CIPRES ñëw woote ne kat ñun dañoo nar a bloquer yoonu ndox bi ñu leen loolu de bu amee moom faaw ñu trouver solution si la ñu sous-préfet convoqué ma dem bi ñu demee ma yóbbul ko documents yi ma am yëpp après bi ñu xoolee documents yi lañ gis ni ñun ñi ngi nekk en règle mais dañ ñu ko ñun du ñu am foofu parce que ñun fii la ñu war a dëkk ba pare aussi bu ñu amee problème ñii bu ñu amee problème ñu ni dañuy am problème ñu ni léegi ñun dañuy trouver une solution à savoir comment essayer de drainer l'eau au niveau du Dalo bon bi ma defee samay plan def yëpp si la ma
si laa ko jox waa ONAS amplié si sous-préfet après si la ñu préfet convoqué man ki maire bi population si presse technicien ONAS yi waa sapeur ci lañ nee ma expliqué leen man projet bi ma fi bëgg a def si laa leen ko waxee ñu ni ma nag yow da ngaa baax di def rek mais fii boo xamoon li fi nekk ci ndox chaque année li ñuy daj fii nii mënoo koo gérer fii projet hydraulique moo fi mën a nekk mais instant bi ñu toll nii solution d'urgence lañ mën a def maanaam xool ni ñuy régler problème bi balaa nawet bi di ñëw ci la technicien ONAS ak waa sapeur ne li gën a jàmp fi mu toll nii mooy réceptacle bi nekk fee ñu yokk capacité bi yokk suñu système de pompage bi au lieu ñuy utiliser motopompe ñu utiliser électropompe léegi nag ñu ni kat mooy engagé wu loolu si la préfet ne moom mooy engagé wu pour def travaux yooyu yëpp ñu ni ko kat ñun ñi comme dañuy jéem te ñu ngi doon jéem a jéem faaw ñu xool nuñ ciy jàppee préfet ne moom fi mu toll nii li mu war a def dina ko def bis bu ñu demee ba ñoom amatuñ pexe ñun luñ ci mën a def ñoom dinañ ko def